Ba mel ne digge yi nga xam ne donc digge nga woon ko ak zone A président nee na lépp daal di nga koy motal tey daal sentiment de satisfaction nga am ci mbir mi. waaw auzu billaahi mina seytaan rajim maa ngi tàmbali ci sama waxtaan di nuyu kilifa yi fi nekk yëpp en particulier Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck di nuyu aussi Baye Abdourahim di nuyu Baye Ndiaga di nuyu sëñ Jibi di joxe nuyoo bi nag ñooñu ñu jox ko seen i rak seen i doom ak seen i sët di nuyu waa Thiénaba gi yëpp commune Thiénaba di nuyu chef de village yi di nuyu autorités yi waaye di nuyu jeunesse bi nga xamante ni moo ñu dajale tey jii tey dañ fay ñëw daje fi ngir jeunesse su Thiénaba seen i nawetaan yu ñu doon football ci zone 10A ñu joué ko ba def final bi parrainé ma ko kon nag jeunesse boobu it maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax nuyoo boobu fab jeunesse bi di ko fab di ko teg ci loxol Fallou Cissé Fallou Cissé organisé na nawetaan yi ci jàmm ak salaam. organisé na ko ci nam gën a rafete waxtaan na ak ñun nam gën a rafete waxtaan na ak ñun ci waxtaan wu yiw waxtaan wu nite ah na nga xamante ni bu fekkente ni Ablaye Diaw mi nga xamante ni moo nekkoon président bi yàlla def aw yaramam téye ko ba munta ñëw Fallou Cissé remplacé ko def na fa liggéey bu rafet Ablaye Diaw ñu ngi koy ñaanal ak ñi mu àndal ñëpp wér-gu-yaram ba mën a ñëw ànd ak i rakam ci Fallou Cissé en tout cas Fallou Cissé yàqul dara ci li mu fi bàyyi woon au contraire da koy defar man personnellement à plusieurs reprises daan nañ ma demandé ba fi jógee ba léegi waaye ni Fallou Cissé waxe ni ma abordé tax na sama xel dal ma ñimee ko ànd ak moom ci loolu ah ba nii tey jii ñuy joxe ay enveloppe lépp ci jàmm ak salaam kon nag ñu ngi félicité Fallou Cissé waaye ñu ngi félicité aussi équipe yi doon football muy entente muy déggoo ndax bokk nañ football gagné neex perte naqari waaye kenn ku ci nekk def nga sa hauteur ci say taxawaay waa entente gagné nañu ñibbi ci jàmm ak salaam waa déggoo yàlla def na gagné wunu mais dem nañ finaliste te dañuy dem ci zone bi waaye taxul ñàkk a gagné googu ñu saalit ci wala ñu def ci loo xamante ni lu dul noonu la ànd nañu ak seen personnalité ànd nañ ak seen dignité ànd nañ ak seenu yiw dépassé yenn benn niveau bi xam ni nag ñun ñëpp ñoo bokk dëkk bi ñun ñëpp ñoo di ay mbokk ñun ñëpp ñoo bokk ndox mi ñuy naan ba lépp jàll ci jàmm ak salaam kon nag ñooñu it ñu ngi leen di félicité bu baax mu ñaari équipe yooyu di félicité it gërëm ñi nga xamante ni ñoo ànd ak ñun ci nawetaan yi muy Birane Seck waaye aussi muy Ndeye Fatou Thiam bi nga xamante ni Ndeye Fatou Samb Thiénaba Gare moo ñu boole ak ñoom Fallou moo dëkk Thiénaba Gare di fa nekk fa nit ku am personnalité nekk fa nit ku baax nit ku yaru ba ñooña mën a ñëw ci moom wax ak moom pour ñu mën a def parrainage bi moom it ñu ngi koy gërëm di gërëm itam ñoom Ndiaga Dieng mi nga xamante ni mooy coordinateur bi nekk fi ndax man li ma fiy nekk bariwul damay nekk Dakar ak di nekk ñëw fii waaye ñoom Ndiaga Dieng ñoo yore nit ñi ñoo leen di gérer ñooy seet loo xamante ni war nañ ko def ñu taxaw ca bu noonu toog leen dañuy toog waaye gis nañ ni lu am solo la kon nag Ndiaga jërëjëf Birane jërëjëf Xaali Seck jërëjëf Dame Sall jërëjëf ñëpp ñi nga xamante ne àndandoo nañ ci liggéey bi nii ñoom kii Diop mi Ibou Diop moom it ñu ngi koy gërëm ci taxawaay bi daan nañ jokkoo ay waxtaan yu bëri mu may xelal naan nañ def nii te loolu yëpp ngir yéene lu baax rek la. président ñëwoon nga ci final bi gis nga état terrain bi ni mu mel stade bi ni mu mel. yaa ngi fi woon avant 2014 ndax coppite am na ci juróomi at yi nga xam ne. conseil municipal bi fi nekk xëy na def na ko wala mu ñàkk ko def ci wàllu waaw non man nag gisuma ci coppeeku man bi ma dikkee ci terrain bi sax réellement dama xaw a rus parce que juróomi at ci commune mënoo defar terrain boo xamante ni mën nga faa dugg ak sécurité terrain bi amul sécurité. premièrement mi ngi ci wetu raay bi xeer yi bari na boo duggee ci biir terrain bi doo jaa ngi fi taxaw boo duggee ci biir terrain bi ay brique nga fi tojati brique lépp a ngi fi
foo jaar biñ soufflé bi gaa yi dugalee bii ñëpp dugg ci biir terrain bi policiers heureusement gendarmerie nga fa woon heureusement ay sécurité nga fa heureusement loolu organisation bi def na ko waaye bu du woon ci nit ñu xam dara bu du woon nit ñu mën a téye seen bopp nit ñu baax nit ñu yaru mën naa demee neneen kon nag sécurité terrain bi moom baaxul loolu nag nekk na loo xamante ni du la gën li gën a ndaw lu mu war a tuuti war nañoo defar sécurité terrain boo xam ne fa nga ko fekk su doon dañoo fekk ñu délibéré beneen terrain tabax ko yëkkati ko def ci tribune def ci lépp à la limite waaye da ngay abbi bâche fi mu ne bu ëllëgee kuy football da ngay wuti chaise da ngay abbi bâche da ngay lépp daan yaa koy def ca taxul mu nekk en sécurité kon nag nii ma ko fekk nii juróomi at ci municipalité rafetlu ma ko bokkut ak la ma fi bàyyi woon na ma ko doon defe effort ba tabax ko ci budget communauté rurale bu doon budget commune lay raw ba heure bi waaye nag noonu lañ ko fekkee noonu lañ koy bàyyi en tout cas ñu ngi félicité xale yi ci seen i taxawaay ndax loolu mu am solo. war na am terrain basket terrain handball ndax loolu. waaw loolu mooy avenir bi man li may yéene xale yi Thiénaba yi mooy ñu am terrain basket terrain handball ca loolu prévoir nañ ko ci terrain bi ñu def nii. terrain bi 180 mètres la presque sur 150 donc basket xañ na ci football xañ na ci handball xañ na ci volleyball xañ na ci. bëre sax xañ na ci biir waaye fi mu ne basket football rek lañ cey def bu nawet jeexee xale yi dem jàngi jeex na te dafa war a nekk terrain omnisport commune lañ yor fu ñuy defee basket fu ñuy defee handball amuñu ko war nañoo am làmb joo xamante ni buñ ko bëgg a bëre dem fa tàngal sa yaram war nañoo am sax ay judo ay facilité daan appuyer gunge jeunesse bi gunge boobu daan man moom laa gis ni des na bu baax a baax ñu ngi ci commune depuis des années waaye mënuñoo fexe ba ballon basket boo ko doon wër ci bis Thiénaba doo ko gis fi nii ballon basket mënu fee am parce que amuñu fuñ ko footballé xamuñu ko. dañuy jàpp ne tële la ak ñàkk a xam. waaw ak ñàkk a jàpp man sama gis-gis waaw loolu la xale yi en tout cas mérito nañ lu ëpp loolu léegi nag kañ na saa bu jotee loolu am ñu ngi en tout cas encouragé xale yi di leen jàppale yal na leen yàlla gunge ci seen activités yi ndax xale yu am jom lañ xale yu nangoo liggéey lañ xale yu yomba gunge lañ xale yu yomba defara une fois par année la ñuy def intervention année bi yëpp ba année bi jeex benn biir nawetaan la ñuy wax yëngal seen yaram buñ paree jeex na ñooñu yomb nañoo jubóol waaye nag yomb jubóol teewul ñu mën leen a jàppale ba discipline yëpp am fi waaw loolu daan maa ngi gërëm leen sant sama. waaw asalaamaaleykum maa ngi tudd Fallou Cissé dëkk fii ci Thiénaba nekk président intérimaire de la zone 10A de Thiénaba de l'ODCAV de Thiès. maa ngi taxaw ak ay délégué ak président Abdou Gningue ak staffam aussi tamit ñu ñëwoon fii tey am ay mbir yu ñu bëgg a leeral rek population yi. alors taxawaay bi lan moo ko waral. ah bon taxawaay bi daal li ko waral benn ñu jóge ci final doon ñëw fii doon joxe ay enveloppe parce que bi ñu fubalee final ba pare dañ fa joxe coupe yi. joxe fa maillot yi mu desoon enveloppe bi tey nag ñu daje woon ak président mu am lu mu doon mottali ci enveloppe bi ba nga xam ne ASC yëpp dañ am satisfaction ñëpp dañ kontaan loolu nag aussi mënuñu koo def nii rek ci suuf ci biir loolu ñu woon président ASC yi nga xam ne ñoo doon finalu ak ay quelques membres de la zone woo aussi tamit presse bi di wax ni final zonal bu Thiénaba lépp loo xamante ni diggante woon nañ ci ak président Abdou Gningue def na ko na mu gën a rafete def na ko na mu gën a selle def na ko na mu gën a yaatoo def na ko na mu gën a baaxe ñu ngi nekk nag ci presse di ko wax képp ku ko dégg it na xam tamit noonu la ndax bu doon lu ñuy wax ci suuf naan def na ko dañ naan defu ko waaye nga taxaw ci rajo ni def na ko ku ne xam na ni def na ko ñool moom moo ñu indi woon tey pour ñu ñëw wax ko wax ni kontaan nañ bu baax ci moom
ñu ngi koy gërëm di ko sant ci biir ak ci biti ndax jàppale gi ñu jàppale lépp loo xamante ni waxoon na ko ak zone bi wala mu diggee ko ak zone bi mottali na ko def na ko ci anam na mu gën a rafete ñu ngi koy sant encore une fois de plus loolu moo nekkoon waxtaan wi. est-ce que mën nga ñu defal un peu le résumé ci zone 10A bu Thiénaba ci ginnaaw bi nga xam ne donc dem ngeen ba final zonal lan nga ñu mën a wax ci processus bi ndax amoon na ay rëq-rëq ci wàllu zone wala ci nawetaan yi. waaw bon xam nga nawetaan aussi bon man damay wax des fois dina am bu fekkee ne suñu organisation ngay wax ak suñu football ci nawetaan yi ba mu commencé ba mu jeex man damay wax ni nawetaan des fois am na ci yenn yoo xam ne sax mën na am mais fekk boobu loolu ak xale moom moo ànd mais li ci am solo mooy nañu fexe ba nit ñi ko jiite responsable jël seeni matukaay def ko ni ñu war a defee mais quant à nawetaan yi aussi tamit sant nañ yàlla bu baax ci anam bi ñu ko organiser jaar na yoon fexe nañ ba commencé ko ci ak jàmm terminé ko ci ak jàmm amuñu ci benn tolof bu rëy boo xamante ni mën nañu wax ni lii dafa mënoon nañoo handicapé totalement loolu aussi tamit gisuñu ko ci boo tax ñi ngi sant bu baax xam nga lii ak sant la jàmm la aussi tamit saison bu jeex ñu toogaat ñaari fan daje di waxtaan librement te demuñu police demuñu fenn loolu wax dëgg yàlla kon mën nañoo wax ni vraiment nawetaan yi macha allah fi ñu tollagul nii surtout ci zonal bi jaar na yoon bu baax a baax bañ football final bi ki jël coupe jël na coupe waa Thiès ñu ngi koy xaar ki mu doon dajaleel tamit waa Thiès ñu ngi koy xaar loolu lañ ñu nekk ñu ngi leen di ñaaral nag bu ñu fa génnee ba dem ñu amee fa ndam yu seddu guy. bu ñu waxee un peu ci état stade municipal bu Thiénaba xëy na ay digg amoon na ci jëm ci grille de protection ba léegi farax dara amagul fonds de dotation bi waxoon nañ ne 28 millions la dafay dem ci stade bi ndax loolu impliqué nañ ci la zone ak ndax am ngeen ci xëy na lu leer ci situation bu fa mu toll ndax gis nañ fa ay briques mais ba léegi daal dara amagul. bon zone ci biir loolu woowuñu zone en tant que tel avant ñu koy defar pour expliquer leen dañ fi defar nangam dañ fiy defar nangam loolu amul woon ba tax sax li gën a tax nawetaani am loolu ci la bokk mais bi ñu fubalee ay ñetti match aussi tamit on nous a appelé pour nous dire que ni bon stade bi dañ ciy defar ay grille de protection maanaam yéen loolu lañ ci xalaat man mii lañ ko wax sax en directement man ñu posé question boobu ñu ne leen non comme que commencé nañu nawetaani ba pare te kenn waxuñu woon dara kenn binduñu joxuñu xamuñu woon dara ñëw nañ fekk fi ñuy yëkkati benn miir li ñuy ñaan mooy nañ ñu bàyyee ñu terminer ndax la fa nekk incha allah ñun duñ ci yàq dara te nañ ko jéem a protéger loolu daal lañ ci am loolu lañ ci dégg la fa nekk it ñi ngi def suñ kéemtulaay kàttan ba match bu ñuy organiser dinañ indi sécurité bu doy benn brique sax bu amoon ku ci jël fexe ko daaneel dinañ xëy wax nit maçon ni ko demal defaral ñu brique boobu mu tegaat ko loolu la ñu am ci liggéey yooyu. Entente Serat jant bi nga xam ni moom moo nekk final moom moo jël final bi édition 2019 dina recevoir une enveloppe de 300 000 francs. ASC bi nga xamante ni moom moo nekk déggoo bu Thiénaba Seck nga xam ne moom nañ gagné final bi dina recevoir une enveloppe de 250 000 francs. L'ASC aussi bi nga xam ne moom moo nekk vainqueur u cadet yi mu nekk ASC Réveil dina am 75 000 francs. ASC bi nga xamante ni moom mooy ASC Jamono di vainqueur bi dina am 50 000 francs. ñu wax leen ni loolu nag jox nañ leen ko te bokkul ak seen recette kon donc aussi tamit y a un grand changement parce que ASC Entente kon li ñu jàpp am na 300 000 francs ci enveloppe te bi ñu paree stade bi jox na ko benn recette 60 500 francs jox déggoo une recette de 60 500 francs jox ASC Thiawaré une recette de 60 500 francs jox ASC Jamono une recette de 60 500 francs bon loolu aussi tamit c'est très important aussi tamit ñu koy limaale kon ñu wax ni ASC yi après avoir reçu leur enveloppe ba pare kenn ku ci ne am na benn recette boo xamante ni loolu jot nga ko yóbbu sa kër loolu aussi tamit ñu clarifier ko encore ni loolu moom moo am recette yi sax moom dem na ba pare xaalis bi aussi tamit c'est disponible nañ leen ko jox nii incha allah kenn ku ne nga dem ok merci beaucoup